auzu billaahi mina seytaani rajiim mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek ñu nar a ñëw tey dellusiwaat ci li nga xamante ni mooy seen septième partie bu nga xamante ni mooy topp ci tànku Mame Maodo Malick Sy radiyallaahu taala anhu ni ma leen ko waxee woon sànq ne borom parasol bi du ragal naaj junju la kooku mooy Malick Fawad bu ñëwee ci septième partie bi nar ci waxtaanee relation yi nga xamante ni moom la war a am ak moom la am ci li nga xam ni mooy waa Kajoor gannaaw ba mu ratissé li nga xamante ni moom mooy waalo wàcc si Ndar ñëw Louga Njàmbur ba ñëw Kajoor am fi ñu nga xamante ni xam na leen daje naag ñoom may wax ni rek Kajoor fi la ki nga xamante ni mooy Mame Maodo defaree làmmiñam ci wàllu wolof gannaaw ba mu gisee ni wolof mooy bu Kajoor bi moo gën a riche mu ñëw tàllal téere yi nga xamante ni moom la jotoon a jàng pour ñu defaraat làmmiñam ci wàllu wolof mu tasee am ñu ci taseel waaye ci it loolu mu tase teeg ay nit ñu nga xamante ni des personnes de valeur ñu leen woowee ay ceddo nag appréhension yi ci nit ñi am ak la réalité bokkul damay bàyyi rek seen mbokk seen xarit di Pape Diop Mbaye mu dugg ci wàllu woowu relation boobu ñu amoon nu ko Maodo defee ba jël ci ñoom def leen ay xaafisul Qur'an def leen ay borom xam-xam Pape Diop. waaw. Mame Maodo. waaw. dugg na Kajoor. dëgg la. defar na làmmiñam ci wàllu wolof. tàllal téeréen ñi nga xamante ne ñoo ko doon jàng. waaye it am na ñu mu taseel. dëgg la. lan mooy ceddo. waaw xam nga balay loolu d'abord damay ñëw ci baatu Kajoor boobu. parce que réew mi yaatu na lool mais Sénégal tey j'ai l'habitude de dire bu doon am ardul muqaddas damay wax ni Kajoor mooy ardul muqaddas Sénégal. lu tax ma wax loolu parce que mbooleem nuti yàlla yi nga xamante ni ñoo doon yonent yi fii ci Sénégal kenn ku ci ne balaa sa mbir di fekk jaar nga Kajoor. bu ñu ko tàmbalee ci Mame Khali Amar Fall mi nga xamante ni il était de 1555 Mame Khali Amar Fall il était de 1555 bi mu jàngee dans le Fouta ba yàlla dénk ko xam-xam Kajoor la fette parce que lu tax mooy dafa jóge ci néegu ndeyam ñëw fekk si néegu baayam dans le Kajoor ndax moom sët la ci laman dëcce fu njóogu nga xamante ni way juróom yi ko meññ ñoom ak Amari Ngoone Sobel ay frères consanguins lañu le premier libérateur du Kajoor. Kajoor bi muy njëkk a am dammel c'était en 1549 avant la venue de Mame Khali Amar Fall. donc gis nga li mu liggéey ci diine Mame Khali li mu def aussi ci wàllu njàngale dans le Kajoor nga xam ne alphabet arabe bi bu ñu demee tey ba mën koo indi ci làkk wolof moom moo ko def duma ko mën a taxaw parce que day yaatu. ma cité ku mel ni Cheikh Omarul Foutiyou jaar na Kajoor parce que ñëw na Pire googu tamit ba mu fay ñëw njàng indiwu ko fa duma fa taxaw parce que bis bu ñu ñëwee ci histoire Cheikh Omar dinaa wax la ko fa indi. waaye li ma ci mën a seppi rek mooy boobu dafa fekk mu nekk ci préparation pour embrasser le continent africain boobu mi ngi waaj jihaad ji te kenn mënul def jihaad te defuloo reconnaissance ci wàllu terrain. parce que dañu wax ni au combat c'est le terrain qui commande kooku soldats yi ñoo koy xam. Cheikh Omar vrai soldat loolu bi mu koy préparé xam na ni mënul embrasser le continent africain pour def reconnaissance terrain bi. te jàngul matière bi ñuy wax géographie muy la géographie. li ko andi woon Pire nag mooy promotionnaire u baayam yi Thierno Saïd Tall moom jaar na Pire def na fa 32 ans moom bàyyi Cheikh Omarul Foutiyou
dem na ba ñu nommé ko recteur ci université bu Pire ponkal yi jaaroon foofu nag di ay promotionnaire u baayam moom Cheikh Omar Foutiyou di ay yeneen génération yu fa génne ba ci ñoom Thierno Souleymane Baal nga xam ne mage nañ ko 20 ans ndax la révolution de 1776 ñu ngi ko orchestré à Pire baayu Cheikh Omar Foutiyou ñu Thierno Sirou Tall participé na ci ak ñoom Thierno Souleymane Baal Thierno Abdou Karim Diawandu Thierno Abdou Karim bu Appé Thierno Abdou Karim Torodo bari nañ fa tabarakallah ñooñu nag daf ci am ñoo xamante ni génération yoo xam dañu defoon seen thèse ci géographie muy géographie Cheikh Omar nag bi mu xamee ni mënul fettal jiyaar te jàngul géographie loolu moo taxoon mu ñëw Pire doon consulter si thèse yu mag yooyu nga xamante ni defoon nañ ko ci université bu Pire waaye ñiy wax ni fa la jàng dañoo juum jàngewu fa loolu moo ko fa indiwoon Cheikh Ahmadou Bamba bi mu paree naawel def na fa 16 ans ba ñu denc soxna Asta Walo mi nga xam ne moo meññ soxna Jaara Buso si la Cheikh Ahmadou Bamba jógee naawel replié dans le Kayoor muy fi ñuy wax Mbàkke Kajoor nga xam ne waajuram moo ko sancoon fi la toog ci biir Kajoor ba am fi âge yu 27 ans soo fi génnaat dellu dans la zone du Saloum pour daje ak maam Maxtar Penda Si nga xam ne ndijaay la ci moom te maamam moo ko dénkoon ni saa bu demee ba xelam génn nekk ci na dem tàggu ci ndijaayam te booba Cheikh Ahmadou Bamba amoon na yéene génn réew mi dem jàngi loolu moo waraloon mu génn Kajoor gi nga xamante ni fi la léppam fekke dellu ci zone boobu pour rencontrer maam Maxtar Penda lu bari xew na fa nag waaye dañu nekk ci histoire Maodo mais ci paatu Kajoor bi laa taxaw pour wax li tax ma ni Sénégal bu doon am Abdul Muqaddas Kajoor mooy doon Abdul Muqaddas Sénégal bu ñu demee ci tafsir Maba Jaxu Ba fii la jànge à l'âge de 12 ans la ko bàyyam génne Saalum muy njóoguma baate indi ko bi mu ko indee Kajoor mi ngi ko jox tafsir Ababacar Mbay fii ci Longoor Mbay loolu lépp ci tund Mbagol la fa la tafsir Maba Jaxu fa la jànge alquran fii la affaire am yëpp baaxee ba loolu mu tisse relation tafsir Maba ak Ngoone Latiir yaayu Lat Joor kon sëriñ si yàgg nañoo jëflante ak ceddo yi ab ceddo yàgg naa teral sëriñ baatu ceddo boobu nag il faut que ñu dellu si ci pour sénégalais yi mën a xam lan mooy philosophie ceddo parce que dañ koy firi di ko firi ci firi moo xamante ni dafay xawal gauche ba mu ëpp. mais Pape. waaw ceddo dafa mel ni Kajoor la soxe ko. du ma ni fi la soxee ko parce que soo demee Sine. de Maysa Wali Dione au dernier Buur Sine ñooñu ñëpp ay ceddo lañu waaw ñooñu ñëpp ay ceddo lañu. ay ceddo lañu waaw. mais est-ce que doon base bi ci Kajoor la ne. waaw Kajoor d'accord am na fi trop doole parce que bu ñuy wax baatu ceddo dëgg xel yi day dàq ñëpp jëm Kajoor. pour wax la relation sëriñ si ak ceddo yi. ba mujj gi sëriñ yi daan nañu dem di jël ci ñoom ay soxna pour di ci am ay njaboot. lu waral loolu. parce que dafa am lu mu doon dabu ci ñoom. mooy sidit. parce que siditu ceddo du wor maanaam du fen ab ceddo du wax lu mu gëmul. maanaam su ne tey bisu dee la xamal ne tey bisu dee la ci moom. xamuñu aussi demi mesure. un pas en avant 2 pas en arrière ab ceddo xamul loolu. ceddo nag dafa am ceddo yoo xam ni tuub nañu am ceddo yoo xam ni tuubuñu. donc bu ma ko déggee. waaw. ceddo ñoom fierté la. waaw parce que baatu ceddo mi ngi jóge ci làkku soose. mooy nit ku màgg rek. waaw nit ku màgg. te ku màgg di sa magum bopp. voilà non nit ku màgg. waaw boo déggee nit ku màgg mooy nit koo xamante ni nit la mais y a aussi le pouvoir surnaturel bu mu àndal. xam nga ndax dégg nga fi. dégg naa la parce que seen xel dañ ko daan dabu yi. loolu moo waral sëriñ si daan jël ci ceddo yi di ci am ay njaboot. ceddo gi du Kajoor kese boo demee dans le Jolof noonu la parce que le buur ba Jolof Alburi Njaay. ñu naan ko Alburi Seynab. Seynab Jóob bi ko jur ak Lat Joor Ngoone Latiir ñoo bokk ndey ak baay est-ce que xamoon nga loolu. ah. te Alburi Seynab. moo jur Buna Alburi muqaddamu Seydi Hadji Malick la. moom Buna Alburi moom la ñu wax ni daan na def 10 000 ci salaatul faatihi bis bu ne. te ñi ko wax
ñi ko wax fu wér lañ ko teg xaw ma ndax dégg nga fi may waxee. bu baax laa waaw soo demee kër Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Thioro Mbacké. c'est le frère consanguin de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Thioro Mbacké Thioro Diop mi ko jur ak Lat Dior Ngoné Latyr ñoo bokk ndey ak baay est-ce que xamoon nga loolu. donc Lat Dior ay Sénégal. Lat Dior d'accord mais bu ñu topp toujours rek. waaw affaire ceddo bi. ndax Lat Dior aussi doon na daara waaw ndax boo demee ci Xaadima Jaxate Kala. dafa bokk ak Ngoné Latyr Fall mi jur Lat Dior Ngoné Latyr ci néegu ndeyam ci wàllu daara. ñii Demba War Sall Lat Dior Ngoné Latyr ñooñu daje nañu ak tafsir Maba Jaxu Ba ci biir Kajoor ci Longoor Mbay ci daara yi tafsir Ababacar Mbay. est-ce que donc pour ñëw. waaw nga dégg tamit ci biir. nga ciy dégg ay mbay. dëgg la. mbay yooyu moo leen a dàq. te génnewoon leen ci mën te daw ñu yàq làqu di ngéwal. non mais ci xam-xam aussi. waaw moom laay ñëw mënoon a dàq te dawuñ dugg ngéwal. waaye comme ngéwal état d'esprit la. ñu choisir ñoom ñooñu ngay dégg noonu. dem jàngi seen diine. ci wàllu diine. ba am ci taxawaay bu mat sëkk. lu am solo la. dëgg la donc defe naa ni Kajoor. ak Tiwaawan bu dee defaru. ci ndefaru gi. mbayee ni ci lañ bokk. ah ala kulli xaal. xam nga boo déggee xam nga tey su déggee tafsir Mouri Awa Kumba. tafsir Mouri Awa Kumba pourtant mbay la sant te li mu liggéey ci diine doo déggee ñu ni tafsir Mouri Awa Kumba ni Mouri ma ca Banjul dëkkul Banjul de. tafsirul Quran moo ko yóbbu woon Banjul parce que moom il était mobile. musul toog fenn tafsir Mouri Awa Kumba musul toog fenn. fu ko alquran woo day dem foofu te mbay la sant. bu demee toog ubbi kaamil. di géwél it teg. waaw. day ubbi kaamil. tant que kaamil bi matul du jóge foofu looloo tax fu mu dem dina fa jël soxna le temps que muy pare kaamil bi bu ko tafsiree ba mu jeex tàkk mu ànd ak soxnaam dem. bu soxna si wala mu yeewi ko bàyyi ko. mu yeewi ko. tafsir Mouri Awa Kumba. moo jur Seyna bu Mbay. Seyna bu Mbay jur Babacar Diop Njaxeer mi jur sama ndey ma. ñu tudde ko. wallaahi déggal loolu. tafsir Mouri Awa Kumba moo jur Maysa Mbay mu jur Alsaan Mbay baayu Mbay doon de Mbay mi. gis nga lu mu liggéey ci àndratu Maliki ak àndratu sëñ Babacar Si. wallaahi kon mënoo tudd diine te tudd loolu ñu sant Mbay mënta nekk. mënul nekk. ñoo kay danoo defar diine danoo liggéeyal diine mais yàqunu diine soo dellu see tafsir Mouri Awa Kumba moom moo meññ Maysa Mbay mu jur Séni Ngala mi jur Alaaji Alsaan Mbay mi. Doro sa bàjjan ndaak doo bàjjan ndaak waaw. jeex na ñu koy nuyu de passage. voilà borom këram di mam Séni Mbay. waaw donc ay nit yu diine kese ñoo fa jóge boo ñëwee ci diggante mbay ak mbaay noonu la. boo ñëwee Tiwaawan bii nit daroon Seydil Hadji Malick. wallaahi ñi mbay lañ sant. wallaahi ñi mbaay lañ sant te mission Maodo fu mu toll ñooñu ak seen voix moo ko fa yóbbu. ma ciy cité rek sama maam Alaaji Mbay Dégéen. jeex na li ci gënoon a am importance. ñoom la te ñoom ñëpp ay ponkal lañu daroon Maodo. mu doon parenthèse muy góor gi Amadou Mbaye Maodo muy góor gi Babacar Diop Njaxeer. wallaahi muy góor gi Ousmane Samb muy góor gi Moussa Ale Baye ñooñu ñëpp. di ay géwél yu rafetoon xalaat. jeex na te pourtant ñun ñëpp ils sont du Kayor. te gis nga loolu ñëpp bokk. ils sont du Kayor. gis nga Pape ci parenthèse boobu ñu def. Seydi Hadji Malick gi ñëw. dugg na Kajoor. tasa fekk askan wu ñuy wax ceddo. dëgg la. bi mu fi ñëwee it tasa fekk ngéwal gi. balaa taalibe di fi am. dëgg la. ndax bu ñu demee ba ci biir dinañ gis ni li ko composé woon moo doon ak cëriñ. ceddo ak ngéwal. dëgg la effectivement. te ceddo amoon doole lool. dëgg la ci Kajoor. ngéwal amoon doole lool ci Kajoor. dëgg la. nan la Seydi Hadji Malick def ba cohabiter ak ñooñu. waaw parce que xam nga dama wax ni il ne s'agit pas de faire contact avec la communauté bu mu mën a doon nag mais il faut pénétrer la communauté pour pouvoir le connaître. ndax Seydi Hadji Malick bi nga xamante ni ñëw na dans le Kayor fekk na fi ceddo. fekk na fi aussi ngéwal
mais ñëwul ni yéen li ngeen nekk baaxul. déedéet parce que nag benn affaire dafa am mooy nit ki boo ko bëggee xam dëgg da nga koy dugg. boo ko bëggee jëlee ci lu mu nekk aussi da nga koy dugg. ndax boo ko duggul du sotti. loolu moo tax mu bàyyiloo ñenn ñi ngéwal ñu ni ko sa yàlla doy nanu faf topp ko. wax na ko ci émission yi passé. bi ma war a defee majalis fii ci Tiwaawan mais suñu maam yi dañuy jóge dans le Kayoor fekk ko fi ñeneen jóge Saalum ñëw fekk ko fi ñeneen jóge fële moo tax ma tënk ko ni nit ak jinne di ko fekk si. waaye bi ñu ñëwee xool ni yàlla am doy na leen dañ ni ko sa yàlla doy na ñii mu yeewi leen ñi ni ko ñun kat yeewi nga ñu waaye dëkk ak yow moom gën a mu préparé mu ci côté boobu boo déggee nag ceddo gi dëgg booba mu ngi diggante Pekes ak Cilmaxa Mbaato ndax Seydi Hadji Malick bi muy nekk njaar ne dama lay jox benn exemple rek pour citer la ko pour wax la ni la ceddo yàgg naa dalal sëriñ ndax boo demee tey ci damel Umari Ndeela Kumba digganteem ak maam Maaram Mbàkke mi nga xam ni moo meññ Cheikh Ahmadou Bamba meññ aussi côté Cheikh El Hadj Malick ñu bokk benn maam benn càlla la meññ tamit ma jaxate kala meññ tamit sëñ Hadji Touré ñoo bokk benn maam ñeenti ñi ñoo bokk genn càlla la ci maam Maaram Mbàkke waaw dans le Kayoor benn dammel bi Kayoor bu ñuy wax dammel Umari Ngoone Ndeela boobu moo ko daggal suuf su bari ci biir Kajoor bu fa toogee aussi ba man faa liggéeyal diine parce que ceddo yi mbaax rek lañ mos a seqal service mbaax kese si laaj maa ngi mos na jógee Njaarnde ànd ak une forte délégation bu mu ñëwee ba dëkk bu ñuy wax sàq ñu ci biir Kajoor ci tund Mbakol la bokk bi mu duggee penc mi rek am ku ko xàmmee ni kii de sëriñ bi ñuy wax Malick Fawad la te nekk Njaarnde daal di daw ci góor gi Demba War Sall boobu mi ngi dund xam nga Demba War Sall ñu ngi ko déclaré en 1837 né vers 1837 moom 5 ans moo dox digganteem ak Lat Joor ci li ñu déclaré ci archive bi mu ñëwee daan ni Demba War sëriñ bi ma seen ci penc mi de mu ànd ak délégation bu mag waaye sëriñ bi ci Njaarnde la may nuróol waaye moom warul de dafa dox Demba War Sall def ni bërëb daan ni xanaa fas fanaanul Kajoor xaw ma nag dégg nga wax bi dégg naa la bu baax a baax daf ni bërëb jóg ni ko ngan yi mu ni ko dafa dox il est venu à pied moom Cheikh El Hadj Malick Demba War ni xanaa fas fanaanul ci tund Kajoor moo tax histoire di démontrer lorsque Demba War Sall mobilisait tous les chevaux du Kayor à l'honneur de Cheikh El Hadj Malick Sy xew na fii te ceddoo ko def du dëgg waaw Tafsir Maba Jaxu Ba bi ko benn pël fekkee ci toolam ñu am lente ba moor doom am ci bañ ko yóbbu ci tribunal islamique ci tribunal di ko àtte mais yaayu Lat Joor Ngoone Latiir Fall moo ñëw taxaw tayle ay takkaayam pour plaider pour Tafsir Maba Jaxu ab ceddo kon yàgg naa taxaw sëñ xaw ma ndax dégg nga fi may waxee wala dégg donc kon bu ñu diaboliser de trop le mot ceddo parce que sëriñ si aussi jël nañ ci ñoom boo demee Touba di nga ko fekk Cheikh Mbacke Gaynde Fatma boo ñëwee Tivaouane di nga fi fekk Cheikh Tidiane Sy sëriñ Cheikh Tidiane Sy fa tabaarakallaahu keroog bi Lat Joor Ngoone Latiir defee mbettum kër góor bis jóge ci daaray Tafsir Maba ak ndigal nag ba mu fa defee lam fa def lam fa jëlee yóbbul ko Tafsir Maba Linguère Selbe Diouf ca la bokk te moom c'est la sœur germaine di Buur Sine Kumba Ndoofeen Faama ci ak ceddoo lañ ko jëlee yóbbu ko ci daaray Tafsir Maba dafa tëdd ba guddi mu gént Cheikh Ahmed Tijani Chérif mu ne ko jigéen ñi nga tëj ci gannaaw am na ci genn garmi la caabi waru ko féete gannaaw Tafsir Maba mi ngi ko gis ci ñetteelu xaaju guddi dafa jóg nelawaatul dinaa fi la ba fajar mu jiite mbooloo mi ni leen jigéen ñi nekk ci gannaaw
am na ci kenn day turu góor la amee parce que loolu la ko Sidna Cheikh wax dañu ko dañu Cheikh Tidiane ci gént gi nan laa koy xàmmee mu ne ko jigéen la wante turu góor la amee bi mu ko waxee soldat yi ñu ñëw taxaw ci fajar ne ana kan ci yéen moo amee turu góor Linguère Selbé Diouf ni bërëb ni man la ñu ne ko noo tudd mu ne Selbé ñu ne dëgg la parce que Selbé turu góor la ñu ne ko kilifa gi nee na nga génn mu ne du ma génn mukk bàyyi fi sama moroomu jigéen ñi mooy li ma wax ci siti du woot déggoo ma de bu baax ñu ne Linguère Selbé ndigal nañu jot ñu ni nga génn mu ni du ma génn bàyyi fi sama moroomu jigéen ñi dañ may boole ñoom génne wala ñu boole maamu ñoom tëj te booba Maba góor gi Maba Jaxu ñemeetul bàyyi ko ci biir parce que dafa jot ndéy ndax Cheikh Tidiane nee na ko dafa wodduwaale sama ay xulafaa te Cheikh Tidiane si doy na ci exemple Abdou Aziz Sy Al Amin doy na ci exemple ah te càll la gi pareewu bam seetal ki ñu jàpp démb tëj la ci gannaaw ñu xëy suba tafsir Maba Jaxu keroog lu mu am rendi na ko pour berndeel leen soxna ya wallaahi loolu moo waral mu demee ba matal mu déy Abdoulaye Wota Xumma borom dee ndekki li fi jaxaw foofu dinaa fa taxaw tuuti parce que on ne meurt qu'une seule fois nit du dee ndekki non amul Abdoulaye Wota Xumma c'est le frère consanguin de Tafsir Maba. Tafsir Maba est né en 1809 Abdoulaye Wota Xumma 1810 kon magante wun lu mat at ay frères consanguins ci biir champ de bataille bi à Somb ci lañu blessé Abdoulaye Wota Xumma ñu foog ni dee na fekk deewul mu rampe dugg ci biir Salam si foofu la nekk nag dans le coma 3 jours benn pël bu doon sàmm ba yam ci moom moo ko lompat ñi yóbbu ko fajtal ko ba mu wér mu wan ko ay bokkam mu delloo ko moo tax ñu ni borom dee ndekki di ci jaxaaw deewul ndekki de loolu amul. Ablaye li nga wax dafa neex trop. Abdoulaye Wota Xumma moomu moom la Tafsir Maba déey ni ko bu ma fi bàyyeekoo na nga fexe ba Linguère Selbé Diouf bu mu dellu ci ceddo loolu moo waral mu tàbbal ko ci diine jël ko soxna mais ak consentement kenn forcé wu ko ndax iza arada allahu shay'an qadara lahu asbaban yàlla bu nammee mbir da koy utal sabab ànd boobu ñu ànd ñoom ñaar ci la am ñaari doom yu jigéen muy Maam Maram Ba mi nga xam ne moo jur Astukan Marème Selbé bu déggee ñu ne Astukan Marème Selbé parce que Astukan Maam Maram Ba moo ko jur ak Abdoulaye Wota Xumma Maam Maram Ba moomu moo jur soxna Astukan mu jur Cheikh Tidiane Sy jur Abdou Aziz Al Amin ak Sëñ Pape Malick Portal wëlbatiku aussi Tafsir nu mu tëddi borom dee ndekki li ci jaxaw am na beneen doom bu jigéen boo xam ni moo meññ waa Sokone yi ñaari doom yu jigéen la ci am kenn ki Thierno moo ko jël mooy soxna sa fi dem yaayu Serigne Moustapha Sy Al Mourchidou ñu wëlbatiku ñu ni ñett lañu ci ceddo gi laa nekk ba tey de Neebaan Diiboor Kajoor ñu nekk ñett ñoo xamante ni ñoo bokk ndey ak baay dëkk Siin Neebaan moo jur xaan moo jur cub faatu cub moo jur Linguère Fatma cub moom lañ jox si Mouhamadou Moustapha Mbacke mu am ci Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Diboor moom mu bokkal ndey ak baay ñu di séeréer ca Siin moo meññ mooy maamu Linguère Selbé Diouf bi meññ Maam Maram Ba mu jur soxna Astukan mu jur Cheikh Tidiane Sy Serigne Cheikh dafa bokk ak Serigne Cheikh Gaynde Fatma ñoo bokk seen ñaari maam yi ñoo toppante bokk ndey ak baay dëkk Siin wëlbatiku seen ñaari maam yi aussi bokk Maam Maram Mbàkke ci seen wàllu gañu moo tax Moussa Ka wax ca wayam ba ni Bamba di Maodo Maodo di Bamba bu leen di teqale xamuloo la ngay wér loolu baax nay dégg ndax toll nañ ci jamono joo xam ne
sëriñ si dañ leen yóbbu en compétition dëgg la. te warul ku xamul rek koy def. waaw xam nga Serigne Cheikh Tidiane Sy yal na yàlla yokk leeram bañ ko laajee les confréries daf ni ce sont des clubs mystiques où se forment continuellement les athlètes de la religion musulmane. cëggal ma loolu. maanaam kuréel la boo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi ko berte teg ko ci dëgg pour lan pour former fa les athlètes de la religion musulmane. waaw ñi nga xamante ni ëllëg ñoo war a liggéeyal diine pour tasaare. kon bu nu génn ci contexte bi taxoon ñu créé. waaw am na solo liñ fi jot a wax am na solo lool expliqué na lan mooy ceddo nga wax ñu aussi ni sëriñ si daan nañu jël ci ceddo yi. leen def ñi ma la wax ñëpp seen maam ay ceddo la. mu am ay firnde. ndax seen dignité seen personnalité. ak li nga xam ne mooy seen gëm seen bopp. Buur Sine Coumba Ndoffène bi muy seede Cheikh Ahmadou Bamba. ni teg naa sama trône royal. teg naa aussi suufu Sine. ni dans la maison de Cheikh Ahmadou Bamba du ngeen fa fekk lu dul kurus ak satala gi muy jàpp arme amu fa. te booba moom ceddo la mais ceddo bu tuubul xam nga am na ay ceddo yu tuub mais moom ceddo bu tuubul la. waaye sidit tax na mu ne ab ceddo du fen ab ceddo du wor xaw ma nag ceddo bu rax waaye ceddo piir du fen du wor. jar naa dégg. Seydi Hadji Malick gis loolu lépp. nekk ak ñoom. nekk bu rafet ba tey jii. ceddo yi doon ay xaafisul Qur'an. ci ñeenti minutes yi ñu dese. ma bëgg rek ñu cof ci tuuti. te dëxëñ li ci des ba beneen yoon. dundan mook ñoom. ci biir Kajoor. nan la dem. waaw xam nga pour wax la ni la Seydi Hadji Malick mission boobu daf ko réussir à 100%. mooy dafa am bés mooy bi góor gi Abdou Faty Niang génnee àdduna xam nga Taïba Niang mi ngi ci booru Njaarne. Alxaaji Abdoul Aziz dafa ànd ak forte délégation dem jaale ci ca dëj ba bi muy dëpp nag tàkkusaan dab ko ci yoon wi ci benn dëkk bu ñuy wax Wumtu Jaxate mu daal di gaare ni dañoo bëgg fu ñu jullee moom Alaaji Abdu ak ñi mu àndal dugal leen ci benn kër lalal leen ñu julli ba pare ndekete foofu am na góor bu mag bu fa dëkk te nitu yàlla la mu ni leen góor gi de ndax da ngeen ko yittewoo gis maam Abdu ni bu ñu ko mënoon a gis de moo gënal ndax kenn romb ko baax daal bi mu saafoon teg góor gi fan ngeen jóge ñu ni Tiwaawan lañ jóge mu ne xanaa xew-xew bii moo leen yëkkati woon ñu ni waaw mu ni àdduna de déggante rek la góor gi mooy wax de Alaaji Abdu di dégg ak ñi mu àndal mu ni àdduna de déggante rek la Malick Fawad muy Alxaaji Malick musuma gisanteeg moom damay dégg ci moom rek waaye mboolem lu ma doon dégg ci moom mu ni mboolem lu ma daan dégg ci Cheikh Alxaaji Malick mu ni gëm naa ko tey ndax seen jëmm yi yéen ñii daloon na Alaaji Mansour parce que waaw ba mu demee jóge Màkka góor ga mu seeti woon te mosu ko gis loolu la ko dëgg la ñu ñooy def ni xetu Seydi Hadji Malick moo koy xew waaw xam nga waajur bi dafa wax ni inna rasula bi qadri mursali takim xam nga Alxaaji Abdoul Aziz mi ngi am ñu mu àndal nekk ci mission mais li intéressé góor gi mooy li mu ko wax nii julli jot na ngeen jàdd kenn yeesalu fi njàpp ci ñi nga àndal te oto ngeen yor bu leen neexoon ngeen jubal léegi ngeen yegg Tiwaawan mais bañ a faat waxtu yàlla bi tax ngeen jàdd taxaw kenn yeesalul njàpp ngeen julli seen tàkkusaan war ci teguwaat ku gisuloon Alaaji Malick lu la nit li ci moom ci mbaax war nga koo gëm ndax seen jëm yi ci des nag Haali Touré def na ko ci biir Kajoor xam naa dañ koy dàq ba beneen yoon comme li ñu dese ci temps bi bariwul jeex na ak aussi Demba War Sall ak njabootam ni mu taxawoo wax dëgg yàlla ni ñu participé ci mission Seydi El Hadji Malick ci wàllu tool yi ci wàllu bu bari daal bu bari sëñ Haali Touré ci wàllu formation ak yooyu yëpp ak yeneen ndeysaan loolu ngeen dégg ko
ngeen di sentir que buy wax amour bi mu ciy am ak plaisir bi mu ciy am ci li muy wax ndax lu jógee ci xol la jëm. wallaay ñu nit ngir bañ a faat waxtu nekk ci dëkku Seydi Hadj Malick bii waxtu yu jot sënkam dañuy def rek la nga xamante ne moom la góor ga waxoon Alaaji Abdou ni ko firnde la ni ay nit ñu baax ngeen mosuma dégg Seydi Hadj mosuma gis Seydi Hadj Malick waaye dégg naa ko lii rek firnde la ci Seydi taxawaay Seydi Hadj Malick ci liggéey lislaam ñu nit dañ fiy taxawandi rek ba beneen yoon ci yeneen i jotaay ci topp ci tànki Maam Maodo ñu gën koo xam ci sur les traces de Maodo ñu leen di gërëm di leen sant di wax rek na ngeen aimé seen page TIV télé ndax dañ leen indeet ci yeneen i facette ci yeneen i jamono li nga xamante ni incha allahu taala ku ci nekk di nga ci gis sa bopp. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. xam nga l'histoire ne se rectifie pas. l'histoire aussi ne se réajuste pas. l'histoire aussi ne se corrige pas. xaw ma ndax dégg nga ma. bu baax waaw mais liñ ci mën a tolérer mooy réajuster l'histoire mais révolutionner aussi l'histoire. c'est très important. jërëjëf Pape. waaw c'est très important ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk yi Papa Assane Mbaye ak Pape Diop Mbaye la woon ci TIV télé wasalaamaaleykum wa rahmatullah.